bi ngeen ko waa ji ñu nii mbir mi ñëpp bàyyi taximaan yi sax ñëpp a ngi ci biir jàpp di jëlee ñëpp ñëpp daal kenn bàyyi ñu génn tey ñu nekk waaye kenn dëkk mu nekk initiative am solo bu mairie bi ànd ak les commerçants de Koungheul di ko def ngeen ko vraiment tey Koungheul ñëpp génn nañu muy nekk lu garaaw nag mën nañu ko wax parce que tey lii yëpp takk li ci jëlee ci marché garaaw na mais nag garaaw gannaaw ñoo am nañu xel ne ba ñu koy defar rek nekk loo xam ne lu ci am solo dañu gis que fii nekk commerce de Koungheul mais le maire Souleymane Diouf ñu noonu ñoo représenté mairie bi jël les moyens nécessaires côté ay ndawam jël ko jox leen kenn dëkk ñëpp a génn commerçant yi ñëpp ñëw nañu ñëpp ñu ngi ci parce que tamit dañuy xam ne dans quelques instants ñu ngi jublu ñaar rakk yi ci mois de septembre bi ñëw dañ koy defaale ci septembre mais xam ne benn septembre bi am na premier septembre encore xam ne ñaar rakk yi ñu koy def kon mbir mi daal li ngeen mën a wax daal tey kay marché Koungheul tey secteur bu am solo bu fi am boo xam ne ñu di ko def fii ci marché Koungheul en tout cas les commerçants kenn ku xam ne commerçant la fii ci bu nekk commerçant bi ngi liggéey ci marché Koungheul nga bokk ci commerçant yi xam ne ñu ne def lu mel nii tey loo mën a wax balaa maa àgg ci gars yi ci li ngeen organisé. merci beaucoup Amadou comme ni nga ko waxee rek vraiment dañ lay nuyu di leen ziar di féliciter seen groupe bi vraiment di rafetlu ni muy doxee parce que aussi dafa ñëw moment yoo xam ne nii ci la ko Bambouk soxla comme ni ñu def nii rek def naa liggéey la boo xam ne yéen a ngi ñi ñëw pour continuer loolu boo gisee suñu logo ñun dañoo wax ne Benno ànd liggéey Koungheul commerçant baa ngi ci politicien baa ngi ci société civile keneen ak keneen mu ngi ci ñu nekk ci média bi ak ñëpp ñu ngi ci biir tey nag Koungheul dafa woote set setal marché bi ñu ne kenn waruñu si jiw dañ dugg ci biir mobiliser jeunes yi jéem a set setal marché bi parce que suñu bopp lañ koy defal suñu dëkk lañ koy defal vraiment loolu tey mooy li nga xam ne waa Balka liggéey Koungheul bi ñen ñoo ko dirigé ci biir dafa ànd ak ñoom Mamour Thialo ñuy dirigé marché bi wala benn pàcc la ci biir waaw maanaam Balka mën nañu wax ne gaa yëpp ñu ngi ci biir ñoom comme ñoom Mamour Thialaw ñi nga wax noonu mën nañu wax ne ñu ngi ci biir parce que génnewul benn doomu Koungheul benn doomu Bambouk ñëpp a ngi ci biir mais nag c'est un mouvement politique mais ki ko jiite sax di Samba Ali Ba boo xoolee deful ci benn affaire boo xam ne day wane ne lii moom la deful photom deful turam na tey képp ku nekk Bambouk wala Koungheul war nga ci mën a gis sa bopp war nga ci mën a bokk sans pour autant que ñu am fuñ lay placé tey ñun suñu identité mooy Koungheul mooy BALK Benno ànd liggéey Koungheul waaw ñi nga xam dañoo nekk yéen ci defar marché bi waaw da ngeen nekk ci leneen waaw ni action yi ni lañ koy continuer dañ gën a mën a waxtaan ak yow waaw fekk ci la ci waa Benno gën a waxtaan ak yéen ci mbir mi mais tey fekk la leen ci acte bu am solo muy acte bu muy set setal bu am solo bi ngeen def ci marché bi xam naa dañ ci yem mais danañ gën a ñëwaat ak yow gën a yaatal ci mouvement bi gën a yaatal ci liggéey bi ngeen nar a liggéey ci biir Koungheul merci beaucoup jërëjëf ñu ngi encore une fois ñu ngi rafetlu seen liggéey di wax ne groupe bi ci Koungheul Info képp kuy doomu Koungheul da nga ko war a ndamoo te jàpp ci dugal ci sa loxo parce que aussi vraiment mi ngi def liggéeyam comme ni mu waree la semaine passée daje nañ Dakar ci conférence bi vraiment man dama kontaan bi ma la gisee foofu parce que aussi foofu y avait gars yi nga xam ne ni médias yi nekk Dakar ñoo fa nekk bu ma tourné gis la day doomu Bambouk vraiment damay fier damay yëg ne vraiment man sama li mooy sama affaire quoi donc loolu dañ leen ci encouragé vraiment jërë ngeen jëf
fii ñu ngi wax ba léegi ci marché Koungheul ki ñu taxawal mooy Mamour Diallo moom mooy président commerçant yi nekk ci Koungheul. sëñ Mamour ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay. comme niñ ko seetloo suuf ba léegi commerçant yi Koungheul yi génn ànd ceeg mën nañu wax jëndkat yeeg jaaykat yëpp génn tey def benn si sax bu am solo yow en tant que président lan nga ñu mën a wax ci lii la moo tax ngeen organisé lu mel nii en tant que président waaw ñun boo gisee ñu organisé lii defoon nañ ko daaw mu réussiroon bu baax moo tax ñu dolliwaat ne nañ ko defar ren ngir marché bi gën a mën a set gannaaw dëkk bi ñoo ko bokk ñu ne nañ ñëpp daal nañ génn rek wax dëgg yàlla ñëpp génn nañ waaw loolu daal moo taxoon ñu organisé ko daal. gis nañ ne waa mairie bi ak ñeneen ñëpp tey gis nañ ci lu mel ni Souleymane Ba mu ngi ci biir la ngeen ci bi gis nañ ne yéen a ko organisé mais mairie bi seen diggante ak mairie bi lan ngeen mën a wax encore ci gis nañ ne marché di ko seetal par an wartu ma nekk war bu ñu sañoon dañu am par 2 mois ou 3 mois mais yéen par at ngeen koy def lan ngeen di xaar ci mairie bi ñu koy mën a def muy gën di bëri ay chaque weer ou bien chaque 2 mois ou bien 3 mois ñu def lu mel nii. waaw mairie bi wax dëgg yàlla biñ programmé lii ba jàpp ko waxtaan nañ ci ak ñoom wax dëgg yàlla def nañ ci luñ man ñoom tamit ñu ngi leen ciy gërëm di leen sant daal di leen ñaax daal fekkoon mënoon nañ chaque 2 mois wala 3 mois ñu am lu mel nii kon dana dem ba nga xam ne dootul jar set setal waaw loolu daal lañ ci xalaatoon waaw léegi nag moom ba tey ñi ngi gërëm ñi nga xam ne jàpp nañ ci am na mouvement boo xam ne mi ngi fi tamit jàpp na ci dugal na ci loxoom daal ku mel ni Assane Diop tamit dugal na ci loxoom ku mel ni Samba Ali Ba tamit mi ngi fi dugal na ci loxoom daal ñu ngi leen di gërëm ñi ñoom di leen sant daal ak ministre Abdou Mbow mi nekkul seulement commerçant yi mais am nañu ñëw jàpp waaw nekkul ne commerçant yi la nekkul ne maire bi kese la waa dëkk bi yëpp ñoom ñoo ci jàpp waaw ak ñi nga xam ne ñi ngi ci dëkk bi yëpp daal ñoom ñëpp ku ci nekk jàpp na ci daal dëgg yàlla mais dañu gis ne nawet baa ngi ñëw gis nañ ne canal yi dafa xaw a fat bu bëri ndox moomu tey bu demee ba yàlla ji taw li ngeen seetal ni mën na ndax ñu mën a duggaat ci biir marché bi ba nit ñi mën a ñëw dugg ci biir marché pour jënd ban message yi ngeen am pour di ko wax xam ne ñoo yor canal yi ñu gën ko mën a defar ba yooyu yëpp dañ ko mën a dund waaw loolu liñ ci xalaat nag moom ci canal yi moom wax dëgg yàlla waxtaanoo nañ ci ñoom bëggoon ko cee boole waaye ñoom ñoo ko jël en charge ñoom mën nañ ko dindi te commencé nañ ko sax ñoom balaa nawet bi di sori xam naa ñoom ñëpp dañ ko lijjanti moom li war ci canal yëpp danañ ko dindi daal ñoom commencé nañ ko nag ñoom waaw commencé nañ ko ñoom kon jërëjëf Samba yaa ngi ci liggéey bi ñu ngi lay bàyyi ngeen dem ci liggéey bi rek baax di leen ñaanal li ngeen bëgg ci marché bi yéen a xam yàlla defal leen baax ko jërëjëf Samba di nga Mamour Diomaye ok Mamour Diallo la nekk la moom gis ngeen ko sëñ bi nga am la ci yëpp waaw tur bi questionnaire yow tur bi nan la Moustapha Ndaw Moustapha yow yaa géré ban route ci marché bi man de maay coordonné diggante commerçant yi ak mairie ok yow kon yow war nañu waxtaan ak yow man maay ban coordonné rôle diggante nga gis tey lii la gis tey lii marché yi def li commerçant yi def commerçant nga mais yaay coordonné diggante commerçant ak mairie bi lan nga ñu mën a wax tey ci journée tey bi tey waaw journée tey bi moom vraiment kontaan nañ parce que nit ñi aussi mobilisé wu nañ li nga xam ne ni mooy inconvénient bi rek mooy commerçant yi nga xam ne ñoo nekk ci marché bi di liggéey majeure partie bi ñëwuñ dégg nga te dama yaakaar ne buñ ne set setal te commerçant yi di ko def képp koo xam ne nii commerçant nga lay yoon mooy da nga war a déplacer wu ñëw comme buñ ne jour ouvrable la ñëppay ñëw ubbi seen boutique pour jaay amul kii ñëwal na ma ana kay ñëwal na ma lay yoon mooy ñun ñëpp nañ ñëw vraiment am na ñu ñëw nag dégg nga te mairie bi aussi dugal na loxoom ci mbir mi bu baax bien vrai que man dama leen di dóori xeer bés bu ne nag du ma leen may dara dégg nga mais ku mel ni maire Mbour tey dugal na si loxo maire Diallo def na lépp lu mu mën dégg nga surtout maire Mbour nag il a dégagé tous les moyens qu'il faut dégg nga kooku moom dañ ko si sant di ko gërëm bu tee nag bu ëllëgee suñu defee loo xam ne nii deful aussi du tee ñun damay continuer di dal seen kaw parce que ñoom ñoo yor loo xam ne ñun waa Koungheul ñoo ko moom ñu jox leen ko dégg nga tant que ñi ngi ànd ak ñun ci normalité ñi ànd ak ñoom tant que nag ñi ngi def leneen lu sofaanoog li nga xam ne nii moom mooy dimbale askan wi ñu jàmmarloo ñoom mais nag moom set setal bi vraiment ñëw gis nañ ne comme léegi maa ngi ko laaj Mamour mais waxu ci lu bëri mooy canal yi nga xam ne dafa bus ci biir marché bi ci nawet bi ñu ñëw ndax ñu am nañu wàccee dana dugg ci biir marché bi am nañu yàq lu bëri ndax yow mi xam ne yaa nekk diggante mairie bi ak commerçant yi yaa ngi ciy dox tànk pour ñu mën a boucher canal yi ñoom seen jëm bopp am na benn projet boo xam ne nii wax nañ ñu ko si biir weeru koor yi waxtaan nañ seen ñoom dégg nga après weeru koor yi aussi junjaan nañ ko mais bu ba mu ñëwee fii léegi moom it junjaan na affaire bu mel noonu dégg nga diggante mooy maal yi nga xam ne foofu la jaaykatu jën yi ne nee nañ dañoo programmé tabax ko ba pare def ko étage si kaw en même temps génnewaale canal yi pour que mu mën a joindre canal yi bu ndox mi ñëwee mën a génn loolu lañ ñuy wax dégg nga danañ ko def ak duñ ko def nag dañ leen di suivre parce que kanam ba xam fu ñuy mujj ak ñoom dégg nga gis nañ ci benn affaire boo xam ne dañu ne la plupart ci lim bi am
commerçant yi ñoo koy def parce que ñoom ñoo jël seen mbalit di jënd di ko bàyyi fii sànni tuur ko ci biir marché bi bu ñu climat dañ jël sànni seen buntu place kooku moom c'est vrai commerçant yi ñun ñoo di saltel marché bi dégg nga waaye nag si kaw salte boobu aussi ñoom mairie dañoo war a yebalal ñu xam ne dañuy ñëw di jël mbalit mi di ko yóbbu comme joxe nañ ay poubelle yooyu ñu ngi siy dem mbalit mi parfois poubelle bi day fees plus de 2 semaines ah oto bi du ñëw léegi nag si kaw loolu bu fekkee ne oto bi ñëwul nit ki day continuer di sotti rek donc place am day salte. est-ce que oto yi xel mën na dugg ci marché bi wala am ngeen. non amuñ yoon woo xam ne oto dana mën a dugg si biir marché bi kooku moom amugun ko nee nañ nag ñoom ñu ngi siy xalaat. ñoom nee nañ ñu ngi siy xalaat mais amaguñ yoon woo xam ne oto bi moom mën naa dugg si biir. kon danger boobu ci luñ ci war a waxtaanee la. waaw danger boobu luñ ci war a mën a yokk la parce que tey nde yàlla tere bu marché bi doon tàkk. chapeau amul fu mu jaar pour dugg. c'est très grave. dégg nga c'est très grave. marché chapeau amul fu mu jaar pour dugg. dégg nga danay réglé yoon wi duñ ko réglé nag moom toujours moom comme chapeau a ngi fi. am naa yaakaar ne ñoom itam ñoom ñoo war a dugg si biir marché bi. xool fi nga xam ne foofu la yoon war a nekk ñi désigné ko. ok ñu wax ne marché bi dañ ko war a toppal yow ñu xam ne tey commerçant nga yàgg nga ci dëkk bi di dox diggante marché bi kii bi est-ce que yow gis nga ñu bàyyi marché bi fu nekk wala ñu changé ko beneen marché wala deuxième marché bi xam ne depuis daaw lañ ko inauguré mais gisuñ benn commerçant dem fa loolu ci mën a wax. marché boobu nag moom la tax commerçant yi demuñ si soo demee bay tabax beneen marché si biir dëkk da ngaa war a associer commerçant yi nga waxtaan ak commerçant yi parce que d'accord ñoom ñoo yor seen xaalis peut-être di defar waaye xaalis bañ yor di defar ñun ñoo koy dajale di leen ko jox dégg nga te ak xam-xam buñ mën a am ñun ñi nga xam ne ñoo nekk si activité bi di si yëngu mënuñu si ëpp xam-xam boobu su fekkoon waxtaan am na comme marché ba nu mu demee noonu ak nañ ko fañ ko yóbbu ne am na leneen loo xam ne moo gënoon a nekk priorité si bii dégg nga xaalis dañ dugal fee suñ ko dugaloon si marché bi dana nekk marché moderne dana nekk marché bu nit ñi roy dana nekk marché bu xam ne ni ku ñëw bëgg fee nekk. dégg nga. ok loolu muy am lu solo ku xam ne tur bi fàttali tur bi. Moustapha Ndaw vraiment li mu wax ku dégg tey neex na dégg parce que xam ne tegul loxo ci commerçant yi tegul loxo ci mairie bi mais dëgg rek la wax parce que dafa nekk seen diggante lan ngay mujjee looy tëjee. waaw man daal léegi li nga xam ne moom lay tëjee moo de ne maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp parce que ku mel ni maire Mboup vraiment quoi qu'on dise dugal na loxoom bu baax moom maire Diallo dégg nga gis nañ seen participation dem nañ ko te teewul dañoo ñëw ànd ak ñun liggéey bi ku mel ne Assane Diop dugal na loxoom dégg nga ci kooku dañ koy gërëm en même temps di gërëmaale Kamal Bey parce que moom itam dox na si activité bu am solo démb Kamal dégg nga ministre Abdou Mboup dugal na loxoom bu baax dégg nga ñu ngi ko si sant di ko gërëm li nga xam ne nii daal moom laa di tëjee moo di nekk politiciens yi si dëkk bi nañu gëm ne population bi si boppam ñor nañ xamu léegi li ñu gëm mooy kii xam ne nii day ñëw di liggéey ak ñun kii ñëw di ñu liggéeyal loolu lañu bëgg dégg nga danaa si yokk lu tuuti nag bépp candidat boo xam ne yaa ngi def fii candidat say conseiller na fekk secteur ba muy jógee nañ ko mandaté waaye jël carte d'identité ni rek dugal ko boo liggéey soo ñëwee si moom commencé wax mu naan la alors man dafa romb ñëpp ñëw jël ma dugal ma si mairie bi donc yow nekk loo fa askan wa nga dëkkal yow la nga fa nekkal mooy maire ba nga fay nekkal nañu moytu loolu dégg nga nañu moytu loolu waaw commerçant yi ñoom du ñoom ñooy tànn ñoom kay nañ ñu wax ne dañoo soxla ñun ñooy désigner ñan ñooy dem waaw ñun ñooy mandaté kii dem ñi siy dem ñun ñoo koy mandaté ñun kenn duñu mandaté foo récupéré ci commerçant yi foo ne récupéré nga ko te commerçant yi mandaté wuñ ko amoo nit parce que lay problème bi mooy liste boobu dañuy def tout pour xeex dégg nga nouveau personne lañu wax nouveau conseiller yu bees waaye ñi yàq dëkk bi soxlaatuñ ci jërëjëf Moustapha Ndaw nekk ci kenn ci commerçant yi mooy waxtaan ak ñun loolu gis nañ ko ñu ngi fii depuis ci suba ba léegi ànd ak yéen ci marché bi nga xam ne tey moom la commerçant yi di nettoyé ànd ak plusieurs commerçant xam nañ ko wax di jël nañ sàmm karo dégg seen président nga xam ne moo nekk Moustapha Ndaw bi maa ngi di continuer station bi ci xam naa dañu gis kan mooy Samba Ali Ba waxtaan ak moom parce que tey ci indi na ci lu am solo ay chemise yu mu jël jox ko nit ñi ñu koy jëriñoo kooku dañu waxtaan ak moom mu ci lan moo tax mu def lii ak ci lan la ci nar ak lan moo tax mu ànd ak commerçant yi liggéey lu mel nii ñu ngi ci marché Koungheul ba léegi ci setal bi xam ne les commerçants de Koungheul ñoo ko def ànd ceeg mairie bi mais tey ñi ñu nekkal nii moom mooy benn mouvement bu am solo fi nekk gis ay chemise yu bëri yu ay li ñu sol bokk ci setal bi ñu taxaw nii rek di Coumba Daga Cissé nekk ku ñuy présenté ci Koungheul mais moo nekk vice présidente mouvement bi Coumba ñu ngi lay nuyu
waaw fay naa la Matar. di leen laaj seen mouvement bi nii moom kañ ngeen ko taxawal ba tey ngeen def lu am solo lii te defee ay t-shirt ay chemise yu am solo jox ko nit ñi seen mouvement bi ñëpp génn ñëw jàppal leen ci liggéey bi gis nañ fi quartier bu nekk am na ko fi ñëw teewee ko lan nga ñu mën wax ci mouvement bi ak lu tax ngeen def lu mel ni tey. Matar fay naa la ci sa nuyoo te fas yéene naa tontu la tamit ci sa laaj Matar mouvement bi bu mu commencé liggéey léegi ça fait 7 mois. 7 mois 7 mois ngeen am woon. waaw 7 mois. ah ouais. waaw bu ñu taxawalee mouvement bi ak léegi ça fait 7 mois. mouvement bi nag ñu ngi tudd Benno ànd liggéey Koungheul. Benno ànd liggéey Koungheul. waaw kon ñun xam nga kon Koungheul rek moo ñu ñor. ah ouais. kon buñ ñu woowee tey ne dañu bëgg a setal marché bi. vraiment dañu war a mobiliser wu ñëw jàpp si. waaw tey nag comme dañu woote woon setal bi dañu tànn ay quelques personnes ci mouvement bi mooy ñi nga xam ne ñoo gën a féetee ndaw. mag ñi ñu jéggal leen am nañ ay mag yoo xam ne ñu ngi ci mouvement bi. mais dañ leen wax carrément ne ni ñu bëgg bàyyi xale yi ñu dem ci marché bi de nettoyer. mouvement bi nag ki ko jiite Samba Ali Ba la tudd. Samba Ali Ba waaw Samba Ali Ba. il est de Koungheul. waaw il est Koungheul. waaw Koungheul la juddoo fi la yaroo fi la defee primaire am fi la defee léppam Kaffrine vraiment mu nekk jeune boo xam ne yàgg na ci politique. ok ça fait longtemps ba muy politique ñun politique ñu xamuñ sax luy politique. mooy seetlu mouvement Abdou Wo l'an 2080 1980 moo nekkoon président mouvement ba Abdou Wo. ça fait longtemps yàgg na mu def ci politique nag lu bari. ok mais comme mouvement bi dañuy gis commerçant yi bëri. lan moo war moom commerçant la wala da ngeen di miser ci commerçant wala tey li commerçant yi ay moo tax ñu bokk ci mouvement bi ne doon ay commerçant teew. non mouvement bi képp koo xam ne képp ku yëngu ci dara yaa ngi ci mouvement bi. ok commerçant baak tailleur baak mécanicien baak menuisier bois baak lépp a ngi ci mouvement bi. képp koo xam ne am nga ci loo yeewu wala loo yeewu la te nga nekk doomu Koungheul te Koungheul ñor la rek yaa ngi ci mouvement bi. ok waaw yaa ngi ci mouvement bi ñëpp a ngi ci biir. ok le fait que tey ngeen ñëw fii ci kii bi lan moo tax ngeen choisir tey setal bi ñu ànd ci bokk ci biir. waaw parce que Koungheul moo ñu ñor comme Koungheul moo ñu ñor te lii pour Koungheul la dañ ci war a feeñ. def ci wane ci suñu bopp wane ci suñu doole bu ñu woowoon ci leneen tamit loo xam ne biir Koungheul la dañuy wuyu ji. yemuñ ci marché yi kese. waaw bu ñu woowoon ci leneen tamit ñu dem wuyu ji leen. mais mouvement bi mouvement politique la. mouvement politique fu ngeen jëm. ñun ñu jëm moom ñu ngi ci yoon wi. yéen ci yoon wi. waaw li ci kanam rawuli ba. li ci kanam rawuli ba. li ci kanam rawuli ba. jërëjëf Coumba Daga Cissé mu nekk vice présidente mouvement bi ñoo ngi am taxawaay bu am solo si ngeen chemise yu weex yi gars yi sol ñoom mooy mouvement bi ànd liggéey Koungheul moom mi ñu taxawal moo nekk vice présidente bi teewal fi le président Samba Ali Ba teewal fi mouvement bi yëpp tey li mën nañu wax ne tey ñi fi ëpp ñoom la te moom moo fi teew kon Coumba ñu ngi lay gërëm di la sant la mooy sa kàddu gu mujj. xanaa gërëm ñëpp sant ñëpp di remercier vraiment ñi nga xam ne ñoom lañu àndal parce que woote ñu wuy si la aussi yombul te ñun ñëpp bàyyi nañ seen yitte yi yow vraiment ànd ci mouvement bi ñu ànd ñun ñëpp ñu ñëw fas yéene liggéey Koungheul te lii yaakaar naa lii liggéey Koungheul lii moo ci war a jiitu parce que salte mënut a ànd ak lenn waaw balaa nga mën a defar dara da ngay fexe setal fi nga dëkk bale sa dëkk ba mu set ku fa ñëw naw la te loolu la ñuy taxaw tey pour def ko nettoyer marché bi mbedd yi lépp lu fi tilimoon ñu génne ko lépp loo xam ne lu fi takkoon la ñu setal ko vraiment loolu moo ñu tax a jóg tey kon dañuy remercier ñëpp ñi ci àndal di la remercier yow aussi parce que yaa ngi def liggéey bu rafet ci département bi vraiment ñëpp kontaan nañ sa liggéey di la ñaanal yàlla nga yokk ba yëg ko rek di ñaan aussi président mouvement bi Samba Ali Ba ak ñi ci ginnaawam lépp loo xam ne moom lañ sumb yàlla nañu ci yàlla may doole ji ñu ko yeggalee ci jëmi Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf Coumba Daga kontaan nañ ci waxtaan bi kooku mu nekkoon Coumba Daga Cissé nekk kenn ci mouvement bi xam ne tey gis nañ ni ñoo gën a fës tey ci setal bi am fii ci marché Koungheul loolu moo tax ñu jël kon ñu koy gërëm di la sant di gërëm ñëpp ñu xam ne tey ñu ngi fi di continuer rek di leen jëlal réaction yi parce que du ñoom rek ñoo fi nekk am na ñeneen ñeneen ñi fi nekk dañ leen jël ñëpp ku nekk joxe sa xalaat ci lii muy la am solo loo xam ne marché bi xam ne ñu ngi koy setal jërëjëf Coumba jërëjëf waa mouvement ànd defar Koungheul
di guddi ñëw sànni mbalit si sa gannaaw kër ba si sa pala c'est pas si alayhi salaam chef ça va nga ñëw jëm chaque mois bu nekk rek war nañu def lu mel nii parce que lii am na solo tey Koungheul ñoom ñëpp a tëj waa SAP waa service d'hygiène pompé nañ marché bi ba pare gis nañ ne ñu paree tim commerçant yi dugg nañ ci biir marché bi nettoyé nañ marché bi ba mu set nit mën na fi jaar à tout moment pour wane ne kii bi gis ngeen fii xam ne moo gën mën nañ ko wax mbaaru jën fi ñu jaayee jën di fi jaay yàpp côté yooyu noonu encore di fi jaay lépp mais tey fi fépp a set fépp na selaw ci dimanche bi xam ne moom la ñu nettoyé marché bi nii fii mooy fii ñëwoon ay quelques années ci gannaaw de liñ ko filmel mu amoon ay sax ci digg marché bi fi xam ne foofu la ñuy jaayee jën tey nag ak sa setal bi dañ fi ñëwaat wan leen nag encore ne am na jàmm parce que les commerçants ànd ci mairie bu Koungheul tey nettoyé nañ ko gis ngeen ko tey ba def nañ ci karo force du xam ne moo tojoon ci marché bi gis ngeen karo yi ñu ci def nii defar lañ ko ba mu baax vraiment lii bu doon am chaque jour dina nekk loo xam ne lu am solo la ci biir marché bu Koungheul tey moom set am na ci marché bi selaw am na ci marché bi selaw bi mën na jeex suba mais set bi tim war na mën a continuer dafa mel ni balet mi indi fi boppam nit ñi ñoo ko fi indi kon commerçant yi ñuy tim ak jaaykat yi jëndkat yi nañu wan seen bopp xam ne ne marché bi su defaree ñoo ko defar tey nu mu setee nii benn balet nekku fi suba ginnaaw suba boo fi ñëwee fekk ko fi kon ñoom ñoo ko fi indi kon mbokk yi wane leen seen bopp ci ngeen xam ne ne dëkk bi yéen a ko moom yéen a ko mën a defar balaa kenn di de kenn ñëw dinañ ko defar ku nekk ci domaine bi nga nekk nañ ko yóbbu santé yóbbu fa discipline bu ñu amee rek lépp dina dox développement mënut am te yooyu ñu ma wax noonu amut moo tax fi xam ne moo gën a salté boo ñëwoon fekk ay sax tey ñi mën a taxaw ci kaw canal bi taxaw ci kaw kii bi mais gisuma dara loo xam ne tey dina ma déranger fii nii gis ngeen ko lépp a set vraiment fii bokk na ci voies yi xam ne dañ ko defaroon pour tout simplement pour danger amee ci marché bi. waaw pour marché bi lakkee wala leneen ñu xam nga mën a jaar ok ok waaw allez-y si ngeen ko de ñu ngi ci marché bi Koungheul ba ànd ak le maire Diallo tout simplement ñu ñëwaat fii wala ne comme dam benn question bu ñu gars yi soulevé mooy que ne marché bi amul yoon bu ñu jaar parce que mairie bi nee na ñoom defar nañ benn yoon mais après bi ñu paree yoon bi ñoom ñoo ñëwaat teg fi xam ne foofu la oto yi war na jaar ñu teg seen i table les commerçants te gis ngeen ko ñu ngi noonu fii moom mooy yoon bi xam ne moom la ñu defoon pour tout simplement kenn du fi ba même mais maire mais ñoom kenn waxu leen dara ñuy toog fii nii. xam nañ ne fii toog kay moo tax mënuñ ko mbaar mënuñu def dara. ok kon donc question bi ñu soulevé di wax ne marché bi amul fu nit jaar mbel allée bi ngeen gis nii mooy allée bi nga xam ne moom la ñu defaroon nguur oto mën fi jaar ëllëg bu yàlla na yàlla tere leen ak leen mën fi am ñu war fi jàll mais comme li ñu wax rek dañ ko occupé at defat ko ay table yi moo nekk ci kaw yoon bi moo tax mooy foofu lañu jaar ne di leen ko wan ànd ceeg waa mairie bi ñoom itam ñoom la ñu indexé moo tax ñu dem jëli leen laaj leen ko ki ñu ànd ak di maire Diallo bi nga xam ne moom ñuy expliqué ne yoon bi nii nekkul fu xam ne ay table moo fi waroon a nekk mais yoon bu oto di war a mën a jàll dugg ci biir marché bi oto mbalit wala oto boo xam ne war na mën a jël dara ci biir marché bi mais nit ñaa ngi fi occupé léegi nag maire Diallo yéen matukaay ngeen ci mën nar a jël pour li pour dégager leen parce que moo tax ñu bëgg ñaari hôol yu mag yële dañ leen bëgg a tabax ci suuf ak ci kaw ok ci suuf ñuy jaay ay jën ak yooyu yëpp ne ci suuf ñuy jaay légumes yëpp ñu toxal leen yóbbu leen ci kaw waaw dana tax fii mu mun a libre aussi nga xam ne yenn salte yi dootuñ fi mën a ne waaw ñaari hôol yi mooy am na benn financement de 70 millions 80 millions astafurlah pour mun a defar ñaari hôol yi ok hôol yi moom mooy kii bi fii waaw mooy hangar yi ok loolu mu nekk lu am solo ci waa mairie bi loo xam ne tey bi xam nga dafa continuer ñi aussi ngay gis ni table yi gis nga si table yi ñii normalement suñu defaree fële mooy famille ne ci jaay léegi bi fee ak yooyu ñooñu dañ leen di toxal indi leen fii ñii ñu yóbbu leen fii ok jaaykatu per yeeg yooyu jaaykatu per yi nekk fii kon même fii tamit yoon bu ngeen def la waaw maître bi dafa dem ba génn kon mais gis nañ ne fii tamit est-ce que mbedd bi du xatul wala oto na la fi mën a jaar oto mën na fi jaar ok oto mën na fi jaar parce que dafa am yoo xam ne occupation irrégulière ok moom mooy comme genre comme gars yi débordement yi yëpp occupation irrégulière parce que boutique ba fële la yem waaw mais gannaaw kenn def na table ñoom tamit ñu
ku nekk def noonu ku nekk bon kii nga def na mbaaru bantam mais yëpp dafa war a dégager. ok lii yëpp day ay questions yu ñu war a waxtaanee la balaa dara di xew moo tax tey ñu ànd ak gannaaw tey ñëw nañ pour setal ñu boole ci leneen loo xam ne nit ñi mën a xam mooy que ne problème yi nekk ci marché bi mooy yoon yi nit ñi di soulever ne amul ci ñu ànd ak maire Diallo mu expliqué ñu ko mooy fi xam ne war na mën a am yoon nit ñi ñëw ne occupé lañ ko mais xal nañ ko ngir yoon mais encore am na la wax ci hall bi ngay wax ne fi ngeen préparé pour def fi benn étage ci kaw waaw nga fi ay hall yu yàgg la. waaw fii moom vraiment hall yu yàgg la léegi nii. bii da koy dindi hall bu la dañ koy dindi. ok def ko benn hall bu mag. mais ñaari niveau lay nekk. ci suuf ak ci kaw. ci kaw waaw ci suuf mooy ñeneen jaaykat yéen ak yooyu yëpp fii la ñu mais ñeneen ñi jaay ay liggéey ak yooyu ñu yëgal leen. ñu yëgal leen ci kaw muy lu am solo mooy ñaari kii. ok muy ñëpp dinañ xëj fii. ok waaw. ok parce que loolu aussi day permettre ñun ñu combattre grande surface yi ñëwee. parce que grande surface yi li ko gën a encouragé dans ce pays là. mooy suñu marché yi nu mu tilimee. ah ouais suñu marché yi dafa tilim du am assainissement du am dara ñu ngi ko configuré moo tax. ak les mais avec étage yi est-ce que bii yéen ngi programme assainissement boo xam ne dina mën a continuer chaque jour muy am waaw parce que tous les tim la plupart gars yi ñoo tayal quand même bu ñu jaayee ci kaw bu ñu wàccee bàyyi fi tal tilim bi wàcc yi saa ñuy yóbbaale ko loolu nag loolu lay gën a yomb circonscrire en ce moment. dinañ seet yi nga xam ne dañ koy bale même suñ leen di indemniser yokk ñuy bale ci kaw ñi. loolu day tax assainissement bi gën a yomb ci ñun. ok mais tey bu ñu demoon bay defar loolu ñii dañ leen yóbbu fenn est-ce que yéen ngi préparé ay terrain yoo xam ne ñii dañ fa mën dem pour nekkaale pour quelques mois yoo xam ne pour ñu mën a ñëw continuer liggéey bi waaw loolu je pense que li ñuy prévoir la dinañuy permettre sax suñu marché bu bees bëri. nga xam ne y' a 38 cantines yi nga xam kenn nekku kenn nekku en attendant ñu nekkaale foofu le temps ñuy tabax fii. ok ce qui fait xam naa ne suñ paree foofu dina am ñu fa def. dañu fa def ci biir loolu Diallo les commerçants am nañu lu ñuy wax nee na ñoom ba ngeen di dem associé leen ci marché boobu noonu te gannaaw ñoom ñoo fay dem bu nga leen associé woon ñoom heure bi dañ ko mën a occupé mais boo gisee ba léegi nag occupé wuñu ko moom ñoom xamuñu marché bi nu mu tëddee loolu est-ce que mën nañ ci am tontu wala non en fait loolu suñ ko waxee vraiment moom bon xëy na ñoom ñoo ko gisee noonu mais association bi fi nekkoon. Fallou jiite ko te yàlla na ko yàlla yërëm. amul benn démarche bu ñu def inclure leen ci. ok mais jeunes yi nekk fii nag tey remplacé leen xëy na ñoom xamuñ ci woon dara xëy na duñ doon rendre compte. duñu rendre compte ok parce que actuellement seen association bi tey la gën a dynamique. mais association bi ça a toujours existé. mais même ba ñuy def parce que waa quartier ba sax bañ ko fay def ñoom lañ njëkk a convoqué ak ñoom ñu toog ak ñoom. ñu d'accord ci principe bi. ok waaw loolu suñ ko waxee dañuy wax rek mais fu mu ne nii ñu fa jël ñi ñoom la. ok c'est les commerçants de Koungheul Koungheul ñoom ñoo jël ñoo boutique yi mais ñoo ko occupé parce que dañu bañoon ñeneen gan ñu occupé ko rey marché bi fii. ok mais actuellement je peux te dire que su fa desee ay 5 ou 6 billets sur les 38 boutiques. teewul 5 à peu près ñoom lañ fa jël. lañ jël ko yëpp jël nañ ko. jël nañ ko mais est-ce que ti mu tëj noonu jël ko peut tëj ko loolu. da day dina loolu kay yokk moom mooy problème bi. ok waaw moo tax ñu ne leen nag léegi suñ demee ba fii ak Tabaski suñ ko occupé wul. ñu ko yëloon nii dañuy récupérer caabi yi seet ñu fa nangoo dem. ñu fa nekkoon dem s'il le faut ñu créer ñun un marché hebdomadaire te loolu lañ bañ ñun bëgguñu marché hebdomadaire. mais suñu góorgóorlu on sera obligé de créer un marché hebdomadaire pour foofu di fonctionner. parce que on a mis beaucoup d'argent là-bas. ah oui bu bëri lañ fa def. loolu moom ci question yi 90 millions yoo xam ne def nañ ko foofu marché ba doxul. marché bi doxul loolu moom vraiment nekkul loo xam ne population Koungheul war nañu ko xam yëg ko mais beneen question bi di Koungheul waaye di soulever mooy problème canal yi canalisation bi gis nañ ne am na lu ci xaw a des parce que moment bi ñuy wax ak yéen heureusement que Koungheul mën nañu wax ci montagne la nekk bu tawee ndox mi day dugg ci xur bi mais canal yi dafa bougé de trop am nañu index mairie bi mais man sama bopp man sama xalaat population bi te am na ci pas de responsabilité mais tey boo doon wax en tant que habitant ou bien en tant que maire sax lay wax la ngay wax ci loolu noonu canalisation yi ni nga ko gisee. canaux yi moom liggéey bu bon la man damay loolu lay jàpp. ah oui mais Koungheul waruñu woon nangu canaux yi ñu def ko fi parce que canal à ciel ouvert toujours ci suñu réew yi nga xam ne éducation environnementale bi éducation dafa manqué. loolu rek lay jur. ok waaw loolu rek lay jur parce que mbedd bi mbedd buur la. kenn moomul mbedd bi ku bale ñu tey am na benn waay bu ma attaqué ne ma canal bi seen boori kër dafa kii ma ne ko yéen a fay sotti mbale mu ne ma déedéet ndox mu bon rek lañ fay sotti mais sottiñu fa mbale ah noonu la défendre mais waaw te ndox mu bon moom mooy dem ba nekk mbalit après quoi ndox mu bon bi soo ko fa defee muy xesaw vraiment donc xam nga ne ça veut dire que population seen bopp ñoo amul éducation bi dama am habitude di def ne dama dem Montréal ma ànd ak benn waaye ñu xool li benn tàngal macc xam nga luy des loolu ma jël mu ne ma non jël nangu ko def ko ci poosam ba ñu wàcc mu gis benn poubelle mu sànni ko foofu mu ne ma fii soo sànni woon kii bi dañuy arrêté oto bi caméra de surveillance ñoo ñuy arrêté la oto bi ñu amande
kon ñun suñu Sénégal est-ce que dina dem moment bi yar boobu tollooguñ foofu est-ce que loolu dañ ci toll moo tax ma gëm ne développement est-ce que dina li tubaab yi def ñu def ko parce que ñoom mbuusu ndox yi amu fa ñun ñoo indi mbuusu ndox te suñ mbuusu ndox yi foo daanee pare sànni ci wet seet leen mbuusu ndox li ne ci dëkk bi fu mu toll donc soo ne canal bi xëy na responsabilité mairie bi benn la war na di ko curer une fois tous les at bu ne mais tey man su ma jëlee exposition adjoint maire xëy na dañu yaakaar ne damay jàppale mais jàppale mu mairie mais budget bi attanul curage canaux yi ne ci Koungheul parce que soo jëlee fu ñuy wax ñaari Baye Fall waaw nga jëlee ko ba arrondissement Ida Mouride Fass Seck arrondissement Missirah Wadène bi fu mu nekk arrondissement bu njëkk bi fu mu nekk noonu loolu mën naa wax ne mairie Koungheul amul xaalis déjà bu waxuma nag léegi canaux secondaire te loolu beneen problème bi mooy da ngay ñëw soo demee ba fetu seen député maire fu dee député maire bu dëkk ba nu mu tuddee Ribo fu mu dëkk foofu mais ñooñu dañuy jël suul canal bi di ci lal seen i bassin pour mën a ataaya ça on nous a signalé ça ay nit a ko def c'est grave ça nga dem fa fekk fa ay carcasse de mouton ci biir canal bi nga ñëw fekk fa ay mala yu yàqu ay pajaas kon daal xel nit ñi war nañu dellu seen xel développement nekkul seulement nit ñi dëkk ci mairie bi ñoo ko war def mais nit ñi ñoo ci war a mën a jàpp mu jàll si chacun balaie devant chez toi ouais seetal wetu kër soose mën ngaa dem foofu yow nga jëlal ma parce que foofu waa borom boutique boobu nekk foofu dafa bale canal bi à son niveau ku nekk si defaloon sa buntu kër nga foog ne doy dina non c'est vrai ndox bi dina jàll quoi ndox mi dina jàll poussé mais fekkee ne soo demee nag diggante lu romb bu diggante bi du ci des yëpp lii suuf la lii ay mbuus la lii ba mu fees del waaw kon est-ce que ñi dañ yaakaar nañ ne lii mbali bi nekk ci biir poche biir canal yi dina dañ en tout cas ñu ngi ci yéen a ngi ci waaw mais gannaaw jël bi nañ équipe de 10 personnes démarré nañ depuis samedi pour commencé nañ ci Seck Ndimbalaan foofu nga xam ne moo gënoon a grave ci dëkk bi foofu lañ commencé si démb jaar naa ko ci foofu lañ commencé léegi nag ils sont là ñu ngi liggéey ñu on va voir d'ici une semaine résultat bu ñu am ñu def évaluation c'est que ñu continuer ak dina am ak yeneen mooy mais li wérte wër daal mooy mairie Koungheul moom en ce qui concerne assainissement kenn mënuñoo jam baat waaw parce que liñ ci war a def ngeen ko ci waaw def nañ ci lu bëri kon population bi am nañ benn waar bu ñu ci war a mën a war nañ ko def góorgóorlu xam ne canal bi du sotti kaayu mbalit waaw fekkee suuf si rek la loolu yomb naa rek la mais mbalit ni ñu fay sotti bi mooy beneen affaire monsieur le maire tey comme ni ko waxee rek gis nañ ne marché bi calme na setal bi am na solo commerçant yi def nañ ko sa kàddu gu mujj lan ngay wax tey ci bisu tey bi xam ne en tout cas maa ngi sant bu baax association commerçant yi parce que seen initiative citoyenne la suñu sañoon waa dëkk bi ku nekk def lii aussi waa ñu xëy na ñun tëpp ku nekk ñun dina bay buntu kër dina bale buntu kër waaw léegi li ci def bi mooy mairie indi camion buubal ñu lu ñu bale wala ñu indi suñu sareet ñu buub quartier bu ne am na sareet bi doy wax mën a buub bale loolu suñ ko amoon vraiment encore une fois di féliciter seen président Mamour Thialaw ak ñi ko jàppale ñëpp mais Moustapha Ndaw mu nga xam ne nii xam naa dafa yaakaar ne affaire bi dina am ceeb ni di looloo gën a tax mu góorgóorlu moom ñu ko ci gërëm bu baax mu ciy dox lu am solo mooy Moustapha Ndaw diggante mairie bi commerçant yi ci bay waaram vraiment mooy suñu relation jërëjëf kooku maire Diallo ñu ànd loolu ci question yi xam ne mënuñ ko ne ñàkk ak ñëw ak moom ci marché bi mooy li xam ne commerçant yi wax nañ ko ci biir reportage bi mooy mbedd yi am ci biir pour dugg ci biir marché bi dégg ngeen lim ci wax lu bëri am na mais dañu ñëwaat occupation bi ñu ko def boobu jaarul yoon irrégulier leer na ma dañ ci war a mën a jóg bàyyi ko yeneen côté bi ñu ci wax mooy fi xam ne mooy mbaar bi ñuy wax nii par nañ pour def ko étage yoo xam ne dañ ci mën a jaaykat yi nekk ci kaw jaaykatu légumes yi nekk ci kaw ñëpp ci pour ngir mën a jëm ci kanam loolu lu ñu waroon a mën a leeral la moo tax mu wuti mu oyofam le maire Diallo comme nu mu ko defee saa su ne Koungheul di ko ñor saa su ne lépp luy Koungheul ci xew la rek boo si gisee maire Diallo sa xel dina dal xam ne dina jaar yoon loolu moo tax ñu ànd ak moom dugg ci biir marché bi ñu waxtaan ak moom ci lii kon maire Diallo ñu ngi lay gërëm di la sant di ñaan rek lii continuer parce que tim bu ñu leen ko am par 2 mois ou bien 3 mois moo gën ñuy xaar di ko at ñu ko di ko def pérenniser ko tous les 4 mois ñu def suñ ko defee 3 fois dans l'année waaye ko dina jàll kon jërëjëf maire Diallo lii la woon ci marché Koungheul gis ngeen ko nu mu setee nu mu rafetee vraiment Moustapha Ndaw mu ngi doon ànd ak chef d'hygiène bi ñu di ñëw xool fii tey dañoo kontaan marché bi mën ko fi fanaan tey parce que vraiment set na trop lii la ñuy ñaan mu continuer waaw démb service d'hygiène guddi gi yëpp dañu fi pompe pour
en tout cas baara ngi fi. liet naa baare la. confirmé vraiment parce que ku gis nag tey odeur bi ngay sentir fii rek nga xam ne fii tey am na lu fi nekk quoi ñu fi nekk ci pompe vraiment ñuy tamit di leen di gërëm di leen def mention spéciale colonel Baar mi nga xam ne tey mu ànd ak waa service d'hygiène ànd ak waa marché Koungheul ànd ak mairie bu Koungheul ñoo def liggéey bu am solo bi ci biir mi marché bi di ñaan rek les commerçants ñooy tamit ñu da ci bàyyi seen wala lieutenant Baar chaque année moom moo ñuy taw daaw sax moom moo jëndi produit regardez-moi ça kon Baar ñu ngi lay gërëm di la sant Baar il est Koungheul maintenant vraiment Koungheul la dëkk léegi Koungheul wala vraiment kon dañ koy gërëm di ko sant mu ngi ne xam nga rek ñoom pour nga wax ak ñoom fa nga laaj la mais tim gis nañ ne lu am solo li def waaw vraiment mbir maa ngi noonu mbokk yi waaw bi ñu jee ko si marché bi avec maire Diallo ci hall bi nekk foofu noonu moment bi ñëwaat nañ biir mairie pour tëj suñu émission fekk fii ci xam ne mooy le maire Souleymane Mboup waxtaan ak moom ci journée tey bi xam ne cette semaine bi xam ne waa mën nañu wax les commerçants de Koungheul ñu ngi ko def ànd ceeg mairie bu Koungheul ak tous les mën nañu wax ñi jënd kër jaaykat ñëpp génnoon mais moom dañ koy bàyyi mu nuyoog mbokk yi wax ñu tuuti ci journée bi ak yeneen question yoo xam ne war nañ ci waxtaan ak liñ jëlee ci commerçant yi ak maire Diallo bi ñu àndal bu marché bi question yoo xam ne gars yi jot nañ ko wax foofu yoo xam ne moom war nañ ci mën kon maire Souleymane Mboup ñu ngi leen nuyu. waaw ñu ngi lay fay Matar di la bàyyi mu nuyoog mbokku département bi. waaw ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm di rafetlu bés bi nga xam ne bés bu am solo la ci Koungheul mooy journée de nettoiement marché bi nga xam ne marché central la li may njëkkee rek mooy féliciter comité de gestion bu marché bi ndax biñ ko xalaatee ba léegi ñun ak ñoom ñoo ci ànd mu wan ni y a un nouveau modèle en tout cas de gestion en tout cas du marché te tey c'est l'occasion ma féliciter leen remercier leen di wax ne lii mooy citoyenneté parce que xam nga tey marché boo seetloo ñëpp ñoo ko bokk ku xëy marché nga ñëw kon marché bu tilimee tilimul pour mairie tilimul pour commerçant yi mais pour ñëpp la tilim kon cet engagement là dafa war a continuer et je pense que xalaat bi nga xam ne génn na tey ak engagement bi am tey yaakaar naa ne dina continuer parce que ñu ci wàllu bopp disposition yi ñu war a jël dinañ ko jël ba nga xam ne fu mu toll ni chaque 4 mois vraiment ñu def activité bu mel ni donc loolu en rapport ak commerçant yi en rapport avec le service d'hygiène donc mairie en tout cas disposition yi waroon jël na ko en termes de matériel en termes de d'appui parce que démb maa ñuy ñëw si journée bi démb mairie appuyé na jënd ay produits désinfectants jox ko service d'hygiène ñu pompe marché bi donc loolu dafa nekk lu am solo tey ñu koy aussi mettre à disposition ay camions du matériel de nettoiement en rapport avec commerçants yi ak acteurs de développement yi ak bonne volonté vraiment kon mel na ni en tout cas lii nii am na solo te yaakaar nañ ne dañ ko fas yéene pérenniser. dañ ko fas yéene pérenniser loolu am solo mais am na ay questions yu la tey c'est vrai que maire Diallo ñëw na ci sax léegi ci waa yi jaar ko ci biir kii bi mais li gën a mooy canalisation yi wax ji bëri nañu trop. je crois que am na ci maire Diallo indi mais am na ci war a mën a yokk balaa ñu dugg ci yenn question lan nga ñu mën a wax tey ci canalisation yi xam ne Koungheul yëpp boobu la ñu coow ci Malick ma indi mais population bi ñëpp ko indi mais dañu indi chaque fois mairie la mairie waaw xam nga man damay wax ne il faut pas que ñu dramatiser yenn affaire yi xam nga tey bu ñu xoolee Koungheul sur l'échiquier national war nañ sant yàlla ndax am na dëkk yoo xam ne sax amul système de canalisation am na dëkk yoo xam ne amul système d'assainissement kon loolu tey te dinaa am loo xam dinaa ko leeral parce que même am na benn CDD bu amoon keroog sur les affaires municipales fekkuma fi mais jàll ma fa nekkoon les gens ont parlé sur des choses yu ñu maîtriser wul parce que ku toog naan depuis 2 ans curé wuñ système de canalisation bi loolu wax loo xamul la et je pense que c'est l'occasion ma clarifier loolu chaque année période pré-hivernale mairie bi day jël ay dispositions du curé donc en amont comme en aval donc di ci def ay moyens kon ñiy wax loolu ñuy soutenir loolu xamuñ la man du ma tontu ay éléments yoo xamante ne infondé la li may wax mooy li ñu yitteel mooy te nekk fi ñun di présider au nom des populations mooy ñun li am solo mooy ñun ñuy curer incha allah les dispositions été prises dinañ ko curer ba nga xamante ne ndox mi bu tawee bu ñëwee dina mën a jàll te benn problème du am leneen li nag c'est l'éducation environnementale liggéey nañ ci ak waa service d'hygiène liggéey nañ ci ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci canal yi bu setee setalul mairie ñëpp ñoo ko setal kon bu fekkoonte ne amul ay poubelles je pense qu'on est la seule commune à avoir distribué plus de 3000 poubelles subventionnées dans les ménages et dans le marché tey marché bi ci boppam am na un comité de gestion boo xam ne am na presque 500 poubelles yu ñu leen jox ñoom ñooy jël di fayee ko xaalis dugal ko seen compte kon il faut que les gens comprennent le système qui est mis en place dans les quartiers am na ay comité de salubrité concession boo dem am na poubelle
donc je crois que en matière d'hygiène et d'assainissement Koungheul li muy def amul benn commune bu koy def au Sénégal loolu ñemee nañ ko wax beneen bi mooy nous venons de valider le plan directeur d'assainissement de la commune boo xam ne avec l'ONAS du ma ñëw en tout cas sur le paquet mais c'est sûr que ce paquet là dina régler les problèmes d'hygiène et d'assainissement de la commune on est sur l'étude d'impact environnemental am nañ sax prévoir nañ ci ay stations d'épuration des eaux usées ay branchements à l'égout du ma wax à peu près loolu non parce que en réel ñu ngi ci travaux mais li am solo mooy ñu comprendre que la vision du maire Mayacine sur les questions d'hygiène et d'assainissement dépasse largement yenn yi nga xamante ne considération yi nit ñi am loolu moom je pense que loolu moo ci am solo. mais monsieur le maire des fois dañu tudd des failles comme li nga wax ci quartier yi comité de quartier yi comité de nekk ci quartier yi dañu gis maintenant dox lu bëri am lu bëri li koy wax lan la pour que assainissement bi côté boobu dafa tag wala plan de bi nga wax ni moom la ñu xaar pour gën ko mën a. loolu je suis entièrement d'accord comité yi effectivement am na ci yoo xam ne am na ay failles moo tax man j'avais demandé au service technique bi nga xam ne moo fi nekk de procéder à l'évaluation des comités de salubrité et au renouvellement des bureaux sur le feu parce que bu fekkente ne parce que comité yooyu nit ñi ñoom ñoo fa nekk ñoom ñooy fal quartier yi seen comité su doxul ñoom am nañ droit dajewaat ne ñi nga xam ne doxaluñ nañ leen soppi ñu jël ñeneen ñu doxal parce que poubelle yi ñu jox quartier yi poubelle bu nekk 1000 francs ki ko jël 1000 francs ngay fay mais 1000 francs yi ñëwul ci mairie 1000 francs bu comité bi dafa ubbi compte dugal ko ci compte am pour que muy fay ñiy dawal charrette yi di jënd nourriture mbaam bi bu charrette bi yàqoo mu defar te tout ça ça a été subventionné donc on a mis en place un modèle nag boo ko mettre en place acteurs yi yëpp ñoo ci war a ànd pour développer. donc c'est problème de suivi moo am et je crois qu'à ce niveau-là les responsabilités sont partagées que ça soit ñun mairie que ça soit comité bi que ça soit population yi mais je crois que tey si tey il faut ku ci nekk tey li ñuy wax autodéveloppement il faut ñu toog foofu maanaam kenn du toog di xaar sa morom ku ci nekk dañu war a ànd demandoor ñëwandoor et je crois qu'à ce niveau-là tey comité yi war nañ ko évaluer war nañ ko redynamiser ba nga xamante ne am na yu dox boo xoolee comité Escale mu ngi dox boo demee Mali mu ngi dox ils ont dans leur compte beaucoup d'argent donc yeneen ñi doxul nag on doit revoir ça et puis vraiment évaluer li nga xam ne aussi moom laa ci yokk mooy tey assainissement ak hygiène dafa cher un plan directeur ça coûte des milliards mais li amoon solo mooy déjà le document de planification existe et il est validé mu ngi fii ci mairie donc li des mooy la mise en œuvre. Quel est démarré yéen mise en œuvre bi am nañu yaakaar ne au moins d'ici 3 mois parce que études yi ñëw nañ fi def prospection d'ici 3 mois am nañu yaakaar peut-être la mise en œuvre parce que il faut compter sur les dossiers d'appel d'offres donc yu demee noonu am nañu yaakaar ne en tout cas dina démarrer incessamment donc je crois que loolu moo ci am solo et que ñu ngi ciy liggéey guddi ak bëccëg pour améliorer parce que tey su fekkente ne ñun ñu fal mënuñ améliorer en tout cas les conditions de vie des populations parce que kon ñu jógee fi parce que les critiques on les prend avec beaucoup de philosophie man je dis souvent chaque fois dama ne les critiques ku bañ ko la critiquer doo jiite donc on n'est pas allergique aux critiques mais que ça soit des critiques objectives que ça soit des critiques yuy defar que ça soit des critiques yoo xamante ne bu ñu jàppee mairie c'est un instrument isolé mairie instrument de service public la te population yi ñoo ko moom ñëpp ñoo ko bokk lu ci waaye war a def tey dañ ko tey ku ñëwul ci marché bi nettoyer bul jàpp ne mairie nga ko def mais marché ñëpp a am solo donc je crois que c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. ok muy lu am solo je crois que am na yeneen points yu bëri yu war a waxtaan ak yow mais dañuy jëlaat suñu temps ànd ak yow def fu ñu ko war a waxee tey set setal lañ doon def assainissement bi moom solo mais problème jeunesse bi ak stade bi war nañ ci wax mais dañu bëgg loolu bu koy def ñu def ko ci stade ba ànd ak yow inchallah dem ci stade ba def ko benn émission boo xam ne da nga mën a je suis entièrement disponible et avec plaisir et dans les prochains jours su ngeen ma woowee rek fii 3 à 4 jours on est disponible à le faire Koungheul yi nga xam ne seen xel dañuy tund ci loolu toog ci grand place di wax Koungheul dara doxul tout ça mais ubbi nañuy buntam pour ñu mën a waxtaan ak moom sur toutes les questions il n'y a pas de questions taboues sur toutes les questions on est prêt à apporter des clarifications et des éclairages. parce que loolu moo tax ñu nekk. muy am solo kon ay bés yi ay bés yi teew dañ dem biir stade waxtaan ak moom. gën a yaatal ci digg stade bi Koungheul waaye xam muy xale yi tiit nañ nee nañ ñooy tax ñu bougé loolu yëpp dañ ci ñëw ci semaine bi di ñëw. mais comme ku ñu tëj ci assainissement bi tëj ci set setal bi xam ne tey defoon nañ ko journée bi yëpp sa kàddu bu mujj ak ban message nga lay Koungheul wax ñu xam ne ñoom tamit am nañu waar bu ñu war a mën a béy ci lii nii parce que tey marché bi set na mais suba ginnaaw suba bu ñëwaatee fekkaat mbali mu mbali indi fa boppam. c'est ça kàddu gi mujj mooy féliciter ak remercier commerçants yi. parce que li ñu def nii je pense que y a une nouvelle dynamique. te wax naa ne neen bu ñu paree lii dañu une réunion d'évaluation. bu ñu jógee ci réunion d'évaluation ñu mettre en place un calendrier. boo xam ne duñ ko def tey rek bàyyi. xam ne d'ici 3 mois ñu defar wala d'ici 4 mois ñu defar
beneen bi mooy remercier les bonnes volontés. Le maire Aliou Top ba ma ko waxtaanee ak moom tey dafa koy yónnee ma camion. am na benn Koungheullois citoyen muy Bas Samb moom tamit bi ñu ko waxee dafa ñu indi camion gasoil lañ ko donc gis nga développement noonu la donc ñooñu dama leen di beral remerciement ci turu maire Mayacine Camara di leen féliciter di féliciter aussi jeunes yi nga xam ne ñëw na ak ce mouvement là bi nga xam ne ànd bennoo liggéey Koungheul parce que esprit bi c'est ça di féliciter ñëpp di leen féliciter la presse di féliciter en tout cas toute la commune ñi nga xam ne ñoo si jàpp di féliciter population yëpp en tout cas li am solo loolu mooy esprit maire Mayacine li am solo mooy ñun on ne fait pas fi des tendances politiques wala des considérations politiciennes li ñu amal solo mooy Koungheul c'est Koungheul ki kon ku am sa xalaat boo xam ne gis nga ne